القلب مني في اليوم قد سليما من كل عين وبالرحمن قد سليما القلب مني في اليوم قد سليما. Asalaamaaleykum sëriñ bi. Waaleykum salaam rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw ñu fekk si la fii ñu ngi toog ak sëriñ Mamoune Mbacke ñu fekk si la fii Mbour nga am nag xew-xew bu nga xam ni yaa ngi ci jëm te muy Bamba Independence Day ñu koy amal le 4 avril mën ngaa ñëw ci xew-xew boobu tuuti. ok ginnaaw bi ma leen delloo nuyoo di leen dalal jàmm fii si Mbour Dakaractu te rafetlu seen teewaay c'est une première di nuyu seen kilifa Serigne Diagne di ku baax nga xam ne seen déplacement bi moo ko waral moo ma woo ci téléphone am xamal ma ne daal engagé na pour nekk partenaire ci bis bi di ci war lépp dina ko taxaw ndax yëfam la loolu nag li ko waral moom xam na ma xam kon ñoo ngi koy sant bu baax a baax ndax mënoon na ko ci bañ a fekk waaw journée Bamba Independence Day nag li ko waral leen rek la mooy dañuy wax ne 4 avril Sénégal dañuy feete indépendance ñun ñu ne sunu wàll ci feet gi Sénégal yëpp bokk feet gi waaye ñun leen si am bu fekkee am nañ ci part dañ koo jagleel Serigne Touba loolu nag li tax ñun dañoo sentir ci suñu bopp ne Serigne bi moo ñu libéré comme ni ma ko waxee woon waxuñu forcément que Sénégal yi yëpp doon ñu war a fekk si ci pas-pas boobu waaye ñun suñu bopp ñun murit yi dañoo gëm ne suñu wàll ci feet gi Serigne Touba la ñuy sant moom la ñuy delloo njukkal loolu rek moo ko waral ndax bi nga xamee ne jël nañ ko exilé ko yóbbu ko mu liggéey ba liggéey bi mat dafa suñ borom ne ko liggéey bi mat na waxal li nga bëgg ma defal la ko daf ko ne iñaxal rujoohi ilaa xaw mii sahadatana wal takfina yow ma jamhil xalqi niraana defal sama dellu si gii mu nekk mucc képp koo xam ne sama nit la ñun xaw mii googa dañ ca yëg suñ bopp mu jóge ca tekki ne xadd fakka kapt la tinki neen jéngi xadd ba sa fadd la yulli nga neel fa dur wala dàqlor war na fa jaay indi njariñ kon ñun dañoo gëm ne sëriñ bi moo nu libéré sénégalais nag am nañ respect ci ñoom ba tax na dañu ni bàyyi ak seen gëm-gëm waaye ñun suñ pas-pas daal dañu fas yéenee doxal waaw lii daal la waaw. est-ce que dañ ci war a dégg ni journée boobu nga xam ne yow bëgg nga ko taxawal te muy tombé 4 avril di feetu Sénégal da nga ci bëgg a gis ni Sénégal au-delà muy wax indépendance rek war nañoo xalaat jël indépendance ci fànn yëpp te muy bañatee gàllu ki kenn wala topp ci kenn ngir suñu koom-koom réew. waaw jëmi Sénégal moom pour man indépendance moom lu ñuy wax la ci kàddu waaye amuñu ko ndax indépendance boo jëlee baat bi teg ko li muy signifié mooy ku dépendrul su kenn te ñun ba léegi ñu ngi tàllal loxo chaque année dette yi ñuy amee dañu koy baal ba pare xaalis suñu xaalis bopp sax mënuñu ko am te boo xoolee réew yi ni wër nga xam ne Sénégal mat na leen ñett moo mën cee cité réew bu mel ne Cap-Vert doo demee ña nga ak seen xaalis bopp pourquoi pas Sénégal boo xoolee suñu ressources yi ëpp solo fii ci réew mi gérer luñ ko suñu bopp te pourtant am nañ nit yu am compétence mais joxuñu leen ko boo xoolee licence de pêche yi xam ngeen ni mu demee pétrole bi xam ngeen ni mu demee et cetera entreprise yi gën a mag mi ngi ci loxoy nasaraan yi loolu nag pour man li fekk demuñ ba teggi loxo ci suñu réew bàyyi ñu demal suñu bopp indépendance moom amaguñ ko waaw lii rek la waaw. buñ la déggee mooy xëy na war nañu sukkandiku ci journée bi nga xam ne yow yaa ngi koy amal xëy na pour soññi sénégalais yi ci wax leen lan mooy dëggi-dëggi indépendance. waaw indépendance moom li ma ciy joxe comme exemple mooy ñun murid yi gëm naa ne am nañ indépendance mooy ñun lii ma sol nii ku ko xool xam ne am murid la maxtu mi ma takk ñun ñoo ko defar nga sol laa fa ñu xam ne murid la nga ne Touba ñu xam ne état amu ci loxo xalifa baa ko doxal nga xool ci àdduna bi à travers le monde benn dëkk bu mel ne Touba am particularité yi mu am doo ko gis fenn dëkk bu toll ne Touba nit ku ñuul moom ko des fa naan des fa tox prostitution amu fa kooku nag kon
sañ nañoo yëkkati suñu loxo ne ñun kat am nañ indépendance te am na loo xam ne yëpp dañ koy aaye ci réew mi bu la neexee nga dawal sa oto ba Touba bu amuti këyit sax amul solo kon loolu tawfeexi ju suñ borom fay Sëriñ Touba la waaw ñun loolu foofu lañ sukkandiku daal ba ne ñun am nañ indépendance waaye réew mi moom ba léegi seen indépendance des na ndax ñu ngi dépendre ci ñeneen te ñun suñ tey ji la xalif bu taxaw ne dama soxla 100 milliards ñu génn ko taalibe yi déwul si 100 milliards tegal ko ci taabul ji lu mu soxla ñu defal ko kon gëm naa ne daal indépendance moom ñun am nañ ko waaye Sénégal moom ba léegi war nañoo xoolaat seen bopp xoolaat seen taxawaay fas yéene nag moom suñu bopp waaw. waaw ñu jëm ci bis bi nga jël nag ku nga xam ni ki nga xam ne mooy Serigne Sam Mbacké Ndoulo def ko parrain bi mën nañu xam lan moo tax nga def ko parrain journée boobu. waaw Serigne Sam Mbacké Ndoulo li tax ñu def ko day royukaay ndax ñun dañuy xool chaque année suñu bunt ci Serigne Touba Maam Cheikh Anta képp koo xam ne am lante woon na ak moom coloré wala ñu xool ci kàngami réew mi kenn ñu fàttaliku ko ñu gis ne Serigne Sam léppam day Maam Cheikh Anta ñu jël benn Maam Cheikh Anta la mujjante la Maam Cheikh Anta la moo tax ñu fas yéene coloré boo xam ne sunu kilifa Maam Cheikh Anta seqoon na ko ak kenn muy garab bu nu jëmbat ñu di ko suuxat bu dee taal bu nu taal ñu di ko xambu sëñ Sam nag baayam Serigne Modou Fati moo ko jëloon jébbal ko Maam Cheikh Anta kóllëre nag mënta weesu sëñ Modou Fati moom sëñ Touba ko boole woon nag Maam Cheikh Anta kóllëre mu jël taawam dippe ko Maam Cheikh Anta jël sëñ Sam dénk ko sëñ Sam yor formation Maam Cheikh Anta ni mu fu nekkee ba ni mu fu jógee nekk Serigne Sam bu àdduna bépp xam Serigne Sam lañ xam ci koo xam ne yëkkat na 100 millions jox ko àddee doomi Serigne Touba liggéeyal na Serigne Fallou liggéeyal Serigne Abdoul Ahad liggéeyal Serigne Abdoul Khadir liggéeyal jabootu Serigne Touba Serigne Salih yim fi jamonoon teel yëpp kon ku mel noonu roy waay la ba pare nag doon liggéey doon créer emploi di sàmm di dugal loxoom ci wàllu koom-koom luy suqali koom-koomu réew mi lu bëree bëri ñu ne kii daal mat na référence ci ñu xamal ko ndaw ñi nouvelle génération bi ñu mën a sukkandiku ci doxalinam woowee mën a jàngat ci moom mën a jàng ci moom mën a jariñu ci moom lii daal moo tax ñu tudd ak Serigne Sam waaw. Serigne bi ngay def manifestation boobu ci jamono ju nga xam ni xëy na am na ñu nga xam ne ñu nga leen téye ci Sénégal ci li ñu tuddee wàllum terrorisme bokk na ci ñoom imam Alioune Badara Ndao yow nga bokk naam ci famille religieuse yi muy confrères yi nu ñu seetlu ni depuis booba benn sëriñ yëkkatiwul kàddu wax ci yow mbir moomu ban jàngat nga ci def. waaw arrestation imam Ndao en tant que musulman en tant que taalibe Serigne Touba mënuma kaa rafetlu dal te it nag kilifa diine yi seen taxawaay ci arrestation boobu xeeb naa ko lool ñi nga xam ne ñi ngi ci bopp këru diine war nañ cee mën a feeñal seen kàddu feeñal ci seen yéene ndax lu ñu mën a wax ab jullit la lu ñu mën a wax lislaam lay wuyoo li nu ko jàppee wala li ñu koy reproché ndax moom la wala du moom xam naa loolu du ma rentrer dans les détails waaye daal à l'image de l'islam du lu rafet ñu jàppee ko jàppin wee ñu ko jàppee bi nu koy yóbbu nan ko yóbbu rafetut déshabiller ko publiquement loolu du rafet ci l'islam may wax ne bu fekkoon ne Sénégal li ñuy wax ne réew la moo xam ne 95% yëpp ay jullit lañ respecté nañ loolu yaakaar naa loolu du am au moins dinañ ko defal benn faveur boo xam ne noonu ñu ko humilier du demee noonu may wax ne nag moom li nu ko jàppe daal xawma ko waaye daal maa ngi ñaan état ñu tegg ci moom loxo ndax xam naa ne li ñu wax ne moom lañ ko jàpp muy ay kàddu yoo xam ne day yee fitna kon tey jii war nañoo mën a jàpp ñu bare ndax waxtu wi ñu toll bis bu set nga dégg ku génn bokk ci benn kuréel dal ci suñu këru diine yi nga xam ne bu ñu doon am gànjar ñooy suñu gànjar yëkkati kàddu yu ñaaw teg seen kaw yu yee fitna te état pourtant day leen a seetaan te may wax ne loolu kàddu yooyu ñu yëkkati di ko teg ci kaw këru diine yooyu du looy làmb ci lislaam di ko daj du looy làmb ci diine di ko daj ndax wax ju ñaaw moom lislaam daf ko condamné fermement ndax
bu fekkee ne ñoom dañoo bëgg ñu fekk si leen seen pas-pas ndax dañoo contre tariixa loolu suñ borom bëgg ko ndax suñ borom mi sàkk jàmm ni moom ñëpp bi mu ne inna diina hindallaahi lislaamu diine ji ma considéré mooy lislaam pourtant am na ñu taxaw contre ko waaye daf ne laa ikraha fii diine du lu ñuy forcer kenn ku ne am nga droit dem ca la la neex lakum diinukum wala diin teg ko ci ne ku nekk diine ja nga choisir daal doy na la te pourtant amoon na nag pouvoiru comme ne toppal Muhammad nga bañ mu éliminer la waaye doxalu wut noonu kon loolu du looy làmb ci diine di ko daj du looy làmb ci lislaam di ko daj ndax suñ borom moo njëkk a condamné fermement wax ju ñaaw la yuhibbullaahu al-jahra bis-suu'i minal xawli wax ju ñaaw bëgguma ko daan ne xuuloo li naa si xusnan dee leen wax lu rafet kon état bu fekkee dafa jàpp Imam Ndao ci kàddu yu mel nii di seetaan ñeneen di yëkkati kàddu yu mën a yee fitna kon dañuy jàpp ne daal dañuy am njortu ne am na lu laxasu ci biir te boobaa nag dañuy am impression que la ñu waxoon les chefs religieux sont des simples citoyens ordinaires lu ñu conservé la donc dans ce cas ñoo ngi leen di wax ñi revoir dossier bi te ñi ngi jëm ci 4 avril président am na pouvoiru jéggal ku ko neex na ko jéggal njariñam la su ko jéggulul mën na koo jural ay conséquences yoo xam ne bu ëllëgee lay comprendre kon loolu foofu lañ ci yam daal. waaw ñuy dellu si rek ci noppi gi nga xam ni kilifa diine noppi nañ ko nga yaakaar ni du xëy na tuuma yi moo rëy gu nga xam ni ndax kenn naatablewul ni li xew ci àddina léegi doy na waar ay nit di takk ay bomb di taal seen bopp di rey ay jullit buñ jëlee yenn tuuma yu toll noonu ne diw daa taq ci lu mel noonu ndax foogoo ni noppi gi loolu moo tax ñu bëri waxuñu. xam nga dama la ko wax ci njëlbeen gi dama ne la liñ koy reproché ndax moom la wala du moom du ma rentrer dans les détails waaye en tant que jullit en tant que kuy wuyoo këru diine foofu laa waxee lu samay mbokki diine këri diine waroon a wax xëy na waxuñu ko moom laa leen di fàttali waaye nag ndax moom la ak du moom xëy na duñ ci sori waaye kuy wuyoo lislaam daal ñoom dañoo war a solidarité ñun ñëpp ndax waxtasimoo bi hablillahi jami'an wala tafarraqu la suñ borom wax man foofu laay waxee en tant que jullit buy taxaw ngir soutenir mbokkum jullitam di manifester naqaram ci par rapport ak li xew foofu rek laay waxee waaw. beneen bi sëriñ bi di xew-xew jamono ñu gis ne fan yi xale yi ñu ngi leen di jël mara de taali ñi ci bëri si ñoom ñii dañuy yegg ci seen kaw ñi ci des bi ci mujj xale bu ndaw dañu fekk ñu rey ko loolu ndax du sëriñ si seen bopp ñoom ñoo échoué ci seen mission bi nga xam moo doon yar njaboot gi ndax sénégalais tey dañu amatul référence ba yenn jëfin yi ñu koy jëf. loolu dañuy situer les responsabilités kilifa diine yi am nañ ci part de responsabilité état am na ci part de responsabilité parents yi am nañ ci part de responsabilité lu tax waxtu wi ñu toll nga xam ne ñaari bu ñu dëgmalee essence électorale bi dañuy gis ay sacrifice humain lu bari day am xamuñu nag lu ko waral waaye may wax ne bu dee ñu koy def dañ koy def ngir palu jëru ko ndax tuutil mulka man tasaaw suñ borom mooy joxe nguur wa tansihul mulka mi man tasaaw moo koy nocc ci waxtu wu ko neexee kon loolu jëru ko bu dee foofu lañ ko teg jëru ko état à sa part de responsabilité li tax mooy ñoom loolu bu amee dañuy gis ne problème d'insécurité am na loolu nag bu amee wàllu état la ndax ñoom bi ñu ñëwee dañoo recruter ay takk der tuddee leen ASP yóbbu leen ci gox yi ak gox-goxaan yi kon loolu problème d'insécurité dese ñooyu ñu recruter woon war nañoo xoolaat seen doxalin kilifa diine yi xëy na waaraate yi ak yar bi loolu day wane ne war nañ cee gën a taxawaat discours yi ñuy def ci cérémonie yi ñu gën cee yee nit ñi ñu gën a farlu xam ne àdduna jërut loolu parents yi seen doom yi ñuy jël di ko yóbbu ci daara boo xam ne waxtu wi ñu xëy di war di jàng ñu ngi ci télé bi di traîner ngoon gi ñu war a gont di jàng ñu ngi ci télé bi di traîner nga di ci teg sa bët ne kii mi ngi jàng kooku xam nga ni jàngut kon kooku loolu moo ci responsabilité am kon nag lu ñuy naqarlu la di ko ñaawlu te di wax nag état gën see bàyyi xel waaw.
xanaa sëriñ bi balaa ñuy jeexal rek dañuy dégg fan yi ne Serigne Mamoune Mbacké moom rejoindre na camp présidentiel te mooy Macky Sall lay jàppale loolu nag bu ñu ko waxee ñuy wax ci wàllum politique ndax mbir mi noonu la demee. waaw loolu ay kàddu la yoo xam ne daanaka reetaan sax la ñuy def ndax kuréel génération Bamba mu kuréel la boo xam ne dafay dox ci social ak diine ak yar ak wàllu luy développer réew li am ba am mooy. ñun ànduñoo kenn ñun population Sénégal lañu àndal askan wi lañu àndal fu ñu jàpp ne seen njëriñ a nga foofa ñoo nga foofa li xew nag mooy jongante yi jàll législatif directeur cabinet di président ministre Omar Youm di ku dal ku baax seet si na ma ci intermédiaire honorable député Sira Ndiaye di sama xarit bu baax ñu ubbee fii si man campagne bi ñëwee kàddu ya ma fa yëkkati woon yaakaar naa ne kàddu yi mi ngi ci internet ba léegi dama leen waxoon ne ñun njariñul askan wi moo ñu yëkkati ku ñu jàpp ne daal sunu la tegee loxo askan wi danañ ci gis seen njariñ danañ la jàppale. booba nag ñoom législatif yi lañ ne woon ñëw fi bi ñu fi ñëwee ñu xool ne jël assemblée bi teg ko ci yeneen loxo loolu ñun suñ pertement la ndax loolu mi ngi mel ne nga jël sa gerte ji ko pare ña waroon a saytu tool ba nga jël leen tëj leen tool ba kenn dootu ko saytu booba teg nañ plan boo xam ne muy plan Sénégal émergence bi ñu gis ca yoo xam ne xëy na buñ ko mettroon en fin réew mi du baax ci ñun du baax ci askan bi ñu amoon obligation nag jàppale leen ca loola moo tax ñu waxoon leen ne leen li ngeen di wudde bu soobee suñ borom dinañ ci teg loxo ñun nag mënuñoo fal kenn waaye nag suñ wàññee carte génn ci lan am dana am njariñ kon looloo taxoon ñi àndoon ca loola ndax liñ doon bañ mooy joxe oto bi ba pare téye caabi ci loolu nag mooy jiite leen réew mi waaye nag du ngeen fi gouverner loolu mooy xañ leen assemblée bi loolu nag dañoo xamoon ne réew mi moo soxla woon moo taxoon ñu defoon loolu waaye insha allahu rabbi jongante yi ñu dëgmal waxoon kenn ne yow lañ àndal buñ sa eggee daal du ñu candidat de waaye danañ xool ci ñi nga xam ne dañuy dem ku loxoom set dañ am ci moom yaakaar ñi dénk ko réew mi te buñ nee ba booba insha allah ñu gis ne étudiants yi ñu ngi leen di fay seen bourse yu normal problème mu enseignants yi réglé nañ ko licence de pêche yi mboxum mi ñu si doon dégg réglé nañ ko ñu gis ne baykat yi seen gerte ñu ngi koy jënd ñu gis ne réew mi daal tegu na ci bonne voie dañuy am obligation nag tegaat ci loxo waaye fii ñuy waxee nii ñëpp a ngi ñëw nag waa kër Idriss Seck barki démb leen fi jógee am na lu ñu tënk waaye dañ ne ñu teewlu ndax fii ñu toll nii li ñuy bañ mooy wax sa kaw wax ci suuf ñun daal bu ñu eggee ca waxtu woowu danañ xool ki ñu am yaakaar ñu jàppale ko duñu fal nag kenn mënuñoo fal waaye nag dëgg yàlla danañ bokk ci ñuy fal waaw état nag ñun li may faral di wax contre ñu état waaye nag danañ am choix ci réew mi ndax it nag réew mi fasutuñu yéene di ko bàyyil kenn nga di ko caxat-caxati nam la neexee loolu moom na leer ci bopp ñëpp waaw loolu daal mooy di xew waaye loolu mu amutoon waaw xanaa kon sëriñ bi egsi nañ fi nga xam ni fa la ñu war a yëkkatee jataay bi avant loolu rek xëy na ñu bàyyi la nga wax xëy na loo xam ne bëggoon nga ko wax ci waxtaan bi te mujjoo ko mën a yëkkati ñu bàyyi la rek nga wax kàddu yu mujj. waaw xanaa di leen sant rek yéen Dakaractu ak équipe bi ngeen àndal yëpp wax dëgg yàlla ñoo ngi leen di teewlu waxtu wu nekk di leen bàyyi xel gis nañ ne li tax ma sawar lool ci seen ñëwin mooy ki nga xam ne dafa am solo lool ci man muy sëñ Bassirou Abdoul Khadir ñaari sotti yi muy def ci yéen la koy jaare kon yaakaar naa seen liggéey seet na macha allah tegu na ci yoon kon dañ leen di ñaanal ba fi ngeen bëgg a egg ngeen egg fa di ñaanal nag sëriñ ci li mu def ndax ba ma ko ne man de dama bëgg li ci war ma def ko mu ne ma li ci war lépp maa koy def loolu nag am na lu tax kon maa ngi koy sant di ko ñaanal daal li muy dàq ci ñun ba tax mu def lii suñ borom fay ko si lu kawe njortam di leen sant nag yéen ñi di leen ñaanal nag ngeen dem ba am seen yëfi bopp loo xam ne lu mucc ayib lay doon waaw lii daal mooy kàddu yi
di leen santaat te di leen gërëm. Rahman